بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi leen di nuyu mbokk yi di leen ziar di ñaan borom bi subhanahu wa taala li ñu fi dajale yàlla na ci yàlla def tawfiq li tax ngeen def lii yàlla na leen ko yàlla fay muy ay tiyaaba yu bari. ñi organiser lii nag ay jigéen lañu muy commission féminine bu mouvement Al Falah ñoo am yëg-yëgu ne am na seen mbokki jigéen yoo xam ne ñi ngi jànkonte ay jafe-jafe yu bari ci ay feebar yoo xam ne mën na leen a indil gàllankoor ci seen dund wala ci seen néegu sëy yi te ñoom duñ ko xam. léegi ñu am xalaatu taxawal journée bi muy journée boo xam ne journée dépistage la pour cancer du col. loolu nag benn la ci activités yi nga xam ne jigéenu mouvement Al Falah yi ñu ngi koy taxawee ndax li ñuy taxawee bari na ñu ngi ci social bi lu mel nii dimbali ñu feebar ni joxe ay ndogu ak yu mel noonu am ku am soxla ñu dimbali ko yooyu yëpp daf ciy nekk. waaye tamit ci mbirum jàng ak jàngale jigéen ñi dañ ciy taxaw ci mbirum yeneen branche yoo xam ne wala yeneen commission yoo xam ne lépp am na ci daawa bi lépp jigéen ñi dañ ciy taxaw. kon macha allah bu ñu organiser lu mel nii wax dëgg yàlla du ñu am lu dul sawar ci ànd kook ñoom ba mu jeex tàkk ngir lan ngir ut ci ay tiyaabu. ndax xam nga ne lii journée la boo xam ne fayuwuñ ci dërëm amul dërëm buñ ci fayeeku li ñuy wax kañ ñun ñoo dem uti suñuy moyens yoo xam ne moom la ñuy def ngir jaamoo ko yàlla. kon yàlla moomu tax ñu taxawal journée bi yàlla nañ ci yàlla dimbali yàlla may ñu ci najaax boo xam ne gi najaax bu mat la incha allah muy réussir boo xam ne bu ñëpp di teg seen loxo la incha allah. kon xam naa ne ñi ma àndal ñooy commission yi nga xam ne ay tête de commission lañu comme daawa comme social comme organisation ak finance ñoom ñëpp ñu ngi fi ànd ak ñun ci journée bi. ndax bu ñu waxee ne commission moo xew la rek ñëpp dañ ciy jàpp pour kii journée boobu mën a taxaw waaye mu mën a jëm yoon incha allah. kon xam naa dañuy yem fii comme présentation su ko defee bala ñuy tëj mbir yi ñu gis leneen wax leneen bu soobee yàlla. salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. Salaamaaleykum wa rahmatullah. Je me présente, man Ousmane Sankharé, nekk président section Dakar, nekk aussi membre du national mouvement Al Falah. Mouvement Al Falah di association muy presque maanaam moom mooy association islamique sunu bu gën a mag fii au Sénégal. Sunu mission li ci ëpp moom daawa la ak jàngale ak social. social bokk na ci li ñuy def moom dañuy def ay caravane yore hôpital ñuy jàppale nit ñi di may ay yëre di séddale ay garab. tey nii nag commission féminine commission jigéen ñi bu mouvement Al Falah ñoom macha allah ñoom ñooy organiser tey journée de dépistage journée boo xam ne pour feebar boo xam ne dafa sonn lu bëree bëri ci ay nit te sonn lu bëree bëri ci ay poos. léegi nag boo jigéen ñi ñu am feebar boobu noonu teel koo xam maanaam fagaru loolu moo waral journée bi tey loolu moo tax ñu ngi gërëm mouvement Al Falah waaye dañu fàttee tamit gërëm Amira Ndeye Fatou Fall Doucouré ak commission bu mu yor nga xam ne ñoom ñoo xalaat jàppale nit ñi ñaan leen yàlla fay képp koo xam ne dugal na loxoom wala dugal na xelam wala dugal na lépp lu mu jéem ci journée bi ñu lay ñaanal yàlla fay la yiw yàlla defal barke ci sa njaboot ak lépp lu ñu am salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. يا موسى إني أنا ربك فاخلع
وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى affaire bi baax na ndaxte man daan naa fay dem di ko def mais xaw naa ko fi def mais lii day dimbali baaxoon parce que sa xel da ciy nekk loo am moyen loo ko defee waaye pour daaw gis nga ku la ci dimbal rek dañ ciy mën a def kese boo defee am loo nga sant yàlla boo amee tamit nga mën a def ay lu fay yal na leen yàlla wéy man nag seet naa aw ma waaye maa ngi sant yàlla yal na yàlla yàggal seen taxawaay yéen ak ñi leen ko def yal na leen sant yàlla rek alhamdulilah ñoo ngi sant yàlla tudd ci Moustapha ndax comme jigéen moom dafa sonn te lii mënul ñàkk te tey ji wax dëgg yàlla suñ ko doon def ñoo ngi dem fay ay xaas bu bari ñu defal ñu ko gratuitement nii alhamdulilah ñoo ngi sant yàlla di leen ko defal tamit ñu ngi leen di sant daal. ok jërëjëf. ok merci. sa yaram xool lu si nekk ak lu si nekk bu dee lu baax wax na bu dee lu kii bi ñu wax maanaam dëgg yàlla moom amuma benn feebar bu garaaw maa ngi sant yàlla bu baax jërëjëf. kontaan nañ moom man de sant yàlla rek laay def comme que nee nañ ma gis nga si dara rek jërëjëf daal kontaan na yàlla na leen yàlla fay waaw. ok jërëjëf. incha allah yéen da ngeen ñëwoon ci journée dépistage kii bi cancer col de l'utérus bi léegi ñu leen di laaj seen impression ci mbir mi naka ngeen ko gisee incha allah. mbir mi rafet na sant yàlla ndax seet nañu gisuñu ci ñun benn feebar waaw feebar bi ñu doon seet daal gisuñu ko waaw te loolu si sant yàlla la bokk. yal na yàlla dolli wér. amiin yaa rabbi amiin. waaw salaamaaleykum kon mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen baalu ak bu baax nag ci dérangement bi ak déplacement bi nga xam ne defloo nañ leen ko te ñu ci bari ci yéen mën na am tey seen jour la boo xam ne jour wante xam ngeen ne ab jàngalekat akub médecin ñoo yem heure boo leen woowee rek yaa leen moom surtout nag nga woo leen ci loo xam ne day dimbali doomu aadama ndax ñoom ci luy dimbali nit moo tax ñu tànn métier moom mu nekk métier mu noble kon li leen tax a jóg tey muy dimbali seen i moroomu jigéen dimbali jigéen ñi nga xam ne mën na am nañu ay jàngal yoo xam ne ñu ngi ci seen ndax ñi nga xam ne ñoo commission féminine mouvement Al-Fala su fekkoon ne dañu woote amuñu ku leen jàppalante ak ñoom kon woote ba mën naa bañ a def kon dafay mel ne liggéey la boo xam ne bii dañ koy bokk muy ki am lu mu def ak ki nga xam ne moo am xam-xam bu màcc ci boobu mu jaral ko doo ko fay dërëm wala la nga koy jox jariñu ko dërëm wante daf koy jaral ndax doomu aadama bi mu dimbali tax mu mën a accepté ci ñëw yéen doog yow suba ba ngoon jot xam nga ñuy kenn mënu leen ko waaye yàlla say yàlla def ko yàlla lépp luñ leen ci defal symbole la boo xam ne bii rek
ko jëndee essence day ñëw boo ko jëlee kat sama jëlee wante yéen lan ngeen di xool mooy nit ngeen di def kon yàlla leen yàlla fay yàlla defal leen ko ci seen mawaazin xasanaat docteur Camara ñu ngi lay sant bu baax ndax yow yaa ñu indil ñoo xam ne ñoo jàppalante kon ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp di gërëm commission sociale bi nga xam ne tamit moo taxawee nii ak mboolem commission yi nga xam ne mooy commission féminine bi ñëw jàppalante ak ñoom ci liggéey bu rëy bi ndax tuutiwul alhamdulilahi rabbil alamin yal na yàlla may ñëpp jàmm yàlla fay ñëpp yiw incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax kaddu yu gàtt lay nekk kaddu sant la sant bu njëkk bi mu ngi dem ci mouvement Al Falah commission sociale section féminine bi ngeen ñu xalaateel bis bu mel nii ndax ki wax nu ñuy téye société nga xalaat kër bu ñu waxee kër ñu xalaat jigéen bu ñu waxee jigéen nag ñu xalaat wér-gu-yaramam li ngeen def nii tey dafa bokk ci stratégie préventive yi nga xam ne dafay lutter efficacement li nga xam ne moom mooy feebar bi nga xam ne mooy cancer du col lii ci wàllu dépistage moom mooy walla ci wàllu faj bi mooy étape bu njëkk bi li ngeen fi def tey amaana groupement féminin yi nga xam ne ñu ngi wër Ndakaaru walla Sénégal yi bu ñëpp doon defee xëy na lor bi nga xam ne jigéen ñu ngi koy loru ci cancer du col bi mun na wàññeeku bu baax a baax a baax a baax di leen gërëm di leen sant bu baax a baax ndaxte depuis le matin ba léegi jigéen yi nga xam ne ñoom ñoo doon seet seen i moroomu jigéen yi di sage-femme yi ak ñi nga xam ne mooy personnel de santé yi jot nañ seet 107 femmes yi nga xam ne defal nañ leen dépistage boobu daanaka 103 yëpp dafa normal seen col yi dafa normal 104 ñoom ñoo 4 personnes ñoom ñoo am col yi nga xam ne c'est un peu suspect loolu buñ ko waxee nag yeneen exploration ñoom ñoo ciy tegu te dina dimbali ñooñu nga xam ne ñoom ñoo am colu suspect yooyu parce que xamuñu ko woon donc li ñu leen di wax rek ni ngeen ko organiser fii képp ku fi toog ngay jigéen wala ngay góor sujet la bi nga xam ne dañ ko war a waxtaanee warul nekkati sujet tabou sujet bi nga xam ne kenn du ci wax dara boo gisee cancer du col di lore parce que dañ ko jël def ko sujet bu tabou nit da koy am sax doomam wala borom këram wala sëram wala yaayam pour mu wax ko problème lay nekk donc di leen fàttali aussi signes yi nga xam ne mooy signes yu njëkk yi parce que lii dafa war a nekk li nga xam ne dañ koy waxtaanee tout le temps saa yu jigéen yi toogee rek nga xam ci tuuti science nga mun leen expliquer ñi nga xam ne dañoo toll di am doom maanaam ñi nga xam ne dañuy gis mbaax jigéen normalement benn yoon la ko war a gis ci weer bu ko gisee ñaari yoon war na mun a dem seeti kër docteur yi suñuy mbokk jigéen yi ñu ngi foofu di sage-femme yi ñu seetal ko kolom parce que cancer du col mun na indi loolu waaye am na yeneen pathologie yi nga xam ne mun na ko indi te nit ki nga xam ne moom mooy def loolu du ko mun a identifier wu wala mu toog gis ndox yooyu yëpp ay signes la yi nga xam ne mun na orienté ci yu demee noonu beneen kii bi tamit mooy ñi nga xam ne dem nañ ba ménopausé ñoom tamit boo xasee ménopausé nga gis deret rek gaawal nga dem seeti sage-femme yi ñu seetal la sa col defal la li nga xam ne moom mooy li ñuy def nii tey IVA IVL wala frottis yi bu ko defee yooyu ñooy nekk signes yi nga xam ne nit dina koy gis bu gisee yooyu rek jarul muy bàyyi di sori ba egg yi nga xam ne dafay daal di jéggi dayoo donc ci gàttal kaddu yi cant la kaddu gërëm la te lii dañ ko war a pérenniser lii dañ ko war a di ko saxal warul nekk rek benn fan normalement lii première édition la war fii ak 3 mois 4 mois 5 mois war ngeen ñu xalaatal encore yeneen bërëb yi nga xam ne ñu déplacé wu dem fekk jigéen yi foofu defal leen lii mu nekk li nga xam ne programme la bi nga xam ne dañ koy boole ci suñuy programme
bi ci tegu aussi mu bañ a yem rek ci aussi cancer du col parce que yàlla dafa def cancer du col ak cancer du sein ci jigéen yi c'est des cancers yi nga xam ne c'est dafay teel a manifesté wu prochainement bu fekkente ni am na ñu waxtaan ci ak madame Anne ak équipe am yi mu àndal ñu mën a boole waale encore dépistage cancer du sein parce que dépistage bu yomb la c'est jafewul daanaka bu col bi sax moo ko gën a jafe voilà bu ko defee yooyu tamit ñu boole ci sage-femme yi boo duggee seen bureau ñu jox la conseil pratique yi nga xam ne noonu la ñuy palper veine yeeg pour xool ndax am na doñ wala changement de couleur de la peau wala am na lu ciy gën li nga xam ne normalul nit ki xam loolu boo leen toogee ci jotaay tamit ngeen koy waxtaanee suñuy doom yeeg suñuy jigéen yeeg suñuy yaay aussi di ko comprendre mu nekk sujet bi nga xam ne dañ koy débattre nit ñi xam ko buñ ko gënee xam rek li ñuy may ñu combattre ko dina yomb donc ci gàttal yi lañ amoon pour wax ko di leen remercier bu baax a baax yàlla mi am fay yàlla na leen yàlla fay yu bëree bëri asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu sante yàlla suñu borom sant suñu yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñu ngi sant initiative yi femme Alpha laa jëlee parce que defe naa su groupement féminin yëpp doon def lu mel nii cancer ci jumtukaay jigéen dina wàññeeku lu bëri ci réew parce que dafay cancer boo xam ne dafay làqu du cancer boo xam ne dafay mun na nekk ak yow ay ati jékki-jékki rek mu def flambé ce qui fait que dépistage yi ñuy def da lay teel a woon lésion yoo xam ne buñ ko bàyyee fii ak ay at day indi cancer du col bi léegi nag suñu seetee lésion boobu gestu ko mun la teg ci yoon ba yàlla def ne incha allah nga mucc ci kon nag vraiment ñu ngi leen di sant waaw c'est une très bonne initiative ñu ngi teg seen fi ñu teg seen loxo daal buñ ko teggi waaw bu ñu mënee def comme ni ko docteur waxee di ko multiplier ce serait une très bonne chose te sànq docteur dafa wax ne dañu def kii mais dañu coupler ñun tey dañu coupler dépistage col ak sein parce que finalement doon nañu def sein bi di palper ak di wax ak jigéen yi nan la ñuy def aussi pour nemmeeku seeni ween kon nag sant yàlla rek ci vraiment li ñu def tey te ni nga ko gisee y a pas beaucoup de cas suspects loolu itam ci sant yàlla la bokk waaw man Bédoin laa nekk bu mu xayri bàyyiwuma ma toog benn yoon ndeysaan moom vraiment elle était vraiment engagée ci activité bi et ça je trouve que lu baax la waaw di leen féliciter di leen ñaanal yàlla taxawu leen ba seen mouvement bi yàlla jëmi ko ci kanam incha allah ñu fekkee leen tal jërëjëf merci. jibal benn kàddu damay delloo borom bi jukkal mu ànd ñu ñëpp sant yàlla suñu borom ci xéwal yu bari ñu defal ndax nag lii bañ ko engagé yàggul trop ba yoon bi xawoon na metti te yàlla def na yombal bu rëy ci maanaam dimbal yu ñu am si partenaires yi dimbal yu ñu am si mbokk yu baax yi jël seen dërëm def si ñu ngi ciy sant yàlla lu bëri bëri may nuyu ñëpp nag di ci jiital suñu amira Ndeye Fatou Faye Fall di nuyu aussi suñu amiru mouvement bi muy imam Gallaañu Ka di nuyu section féminine yëpp di nuyu tamit waa commission sociale ak membre yi ma fa nekkal yëpp di nuyu aussi waa commission organisation si liggéey bu rafet bi def bon dañuy sant yàlla nag ni ko docteur waxee 107 cas la ci dépisté ci biir 107 yooyu am nañ 4 cas yoo xam ne cas suspect lañu maanaam muy cas yoo xam ne njortu nañ ne ñoom bu ñu toogee fekk jamono amaana cancer mën na leen dikkal donc am nañ orientation te d'ailleurs sax journée bi loolu mooy importance am mooy maanaam da ngay fàggul yi du ñëwagul tey ki ñëw di seet boppam c'est pas que ne cancer la am mais maanaam xamul fan la nekk di ñun dañ koy jéem a orienté seet ko bu fekkee dara mi ngi si moom ñu teel ko orienté mu teel dugg si boppam bu fekkee dara nekk si moom aussi mu dalal xel bon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax may tëjee
remerciement maanaam di ci jiital sage-femme yi ma fi àndal muy taa Aïssatou Camara ñoo bokk nekk waa Bakel doyen la nag li ma gën a neex si moom mooy maanaam wan na ma disponibilité boo xam ne li ma ko doon sonal yëpp moom daf ciy wane engagement wan ma ne saa boo jógee boo yëkkatee benn dinaa yëkkati fukk donte mag la bàyyi këram bàyyi liggéeyam bàyyi léppam ñu ngi ko ci sant di ko ñaanal ak yeneen collègue sage-femme yi fi nekk yëpp waaye tamit damay wax mention spéciale docteur Camara ndax tey jii bu ñu jógoon bëgg a def activité bi te am ñu place bu ñu ko defee am ñu docteur bu ñu woon disponibilité defe naa ko yoon si ñu ngi koy ñaanal place bi mu nekk yàlla si yàlla def tawfeex yàlla may ko ay succès yu bëree bëri yàlla defal ko ndam bu rëy rëy ndax li muy defal yombul bon ñi ngi ñaanal ñëpp di sant ñëpp nag macha allah organisation tamit tonton Sall gis nañ taxawaay bi trop rafet na soo ba léegi lu ñu soxla moom ñoom mbir ñoom ñëpp wax dëgg yàlla jàpp nañu si journée bi ñu ngi leen di remercier daal macha allah comme dégg ngeen ni ko sage-femme yi waxee ni ko médecin bi waxee nga xam ne ñoom ñoo yoroon liggéey bi kon sant yàlla rek yàlla mi nga xam ne moo ñu baaxee ñu dimbali suñu moroomu jigéen tey ba kenn ku nekk xam fi nga toog ak ni nga toogee kon ñi nga xam ne ñoo gis dara yàlla bu loolu jëm kanam yàlla na dellu gis na ñi nga xam ne tamit ñoom la ñu seet tey ñu xam ne ñoom jàmm rek la ñu am loolu dina nekk bunt boo xam ne daf leen di ñemeloo ba fuñ ko wooteete dinañ fa mën a dem alhamdulilahi rabbil alamin ñi ngi sant ñëpp di gërëm commission bi yëpp ak sage-femme yeeg médecins yi ci ànd yëpp Amadou Gueye bi nga xam ne moom mi ngi jóge ba Thiès depuis ci subaak léegi mu ngi ñu ngi sant ñëpp gërëm ñëpp ndax woote ñu wuyu si la daal dafa neex alhamdulilahi rabbil alamin yal na yàlla fay ñëpp yiw incha allah balaa yàggaat incha allah ñu dajawaat di kàttanu yàlla asalaamaaleykum